tàbbi géej loolu du violence. Le 10 février toujours ci campagne bi ñu organiser ab piège bi ma demee Mbour di campagne ñu organiser ne du ma dugg tefes daal di jël ay oto baare foofu jël ay samba mbooy ñu ñëw attaquer sama convoi loolu violence la. ñu jógee foofu ci même bés ba war a fanaani Fatick ba ñuy dugg Fatick lañ ñu fa attaqué tóor ci ñu bëree bëri gaañ ci ñu bëri ba tey jii am nañ kenn koo xam ne au moins weer wu ne dinañ ko andi Dakaaru pour ay rééducation yu muy def ci ay tànkam loolu mi ngi fi yàggu fi loolu du ay violence contre passive. Le 18 février 2019 Mountaga Sy DG APIX daal di recruter ay Samba Boy ba may romb ay relaaw ñu attaqué ñu sànni xeer créé fa problème boo xam ne kenn xamul nu mu toll. loolu it li may wax ni yëpp nag ku dugg Google tapé léegi gis ko ndax internet au moins comme censure bi bëri na fii comme censure bi bëri na ci dëkk bi waaye internet moom au moins mën nañu am lenn ci seeni média de mais internet bi kenn moomu ko moo tax suñu jógee naan xale yi dañuy saaga ci internet bi xale yi déedéet violence bi ñuy daj ñun ci média yu bëree bëri ci réew mi violence boobu moo gën a fort fuuf réponse yi nga xam ne moom la xale yi di am. encouragé wu ma ko facilité ma ko waaye outil boobu la ñu am xool leen télé yi xool leen rajo yi lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko ku ga dàq mu de saaga Ousmane Sonko rek la ñuy tàllal micro ne ko demal saaga loolu moo fi xew kon te li may wax ni Sénégal dañ ci bàyyi xel nag dañuy suivre rek parce que fii kenn gumbaatu fi ku foog ni jël ay milliards jox ko ay patron de média am na média yu baax am na média yu jub la ëpp ci journalistes yi ñu ngay def seen liggéey correctement waaye xam nañu système bi nu muy fonctionner ku foog ni nag noonu nga mën a régler problème bi da ngay nax sa bopp jamono ji jamono clic la ñun sonn ñu ci te plus ñuy wax plus barke bi di yokk plus bayre bi di yokk ñu ngi sant yàlla ndax su doon looloy détruire nit détruire nañ ma bu yàgg dañuy wax fii ci campagne bi balaa ñuy dugg campagne bi naan ay russe ko jox xaalis ay xawma ay société britannique moo ko jox ay milliards ak lu ne ñu wax ko fi sos yooyu yëpp yàqaluñu dara ñoo ngi dox suñu dox dictature bi ñu bëgg a imposer fii defe naa dina jafe de ci ñoom ñu ñëwaat ma tëb yu bëree bëri bi ñu ñëw ci 2021 bi mois de mars 2021 mois de mars ci ay tappale ak ay caaxaan ay complot moom Macky Sall mënoon na ko arrêté waaye wax na ñëpp ni jekku naa ko loolu la gëmoon je le tiens fi mu mujjee ci moom xam na ko ñu def seeni tappale citoyen bu jógee këram war a dem tribunal yow am nga sañ-sañ ne ko yoon bii ngay jaar forcé te defaat nañ ko barki dem fu ñu convoqué kay suñu la nee 9h fexeel ba 9h fekk la fa est-ce que day xëy 6h du matin dem Pikine dem Guédiawaye doog a ñëw loolu yor sa yoon newu ci ñu créé fi ay violence yoo xam ne gaañ na nit ñu bari loolu ci xeetu violence yi la diggante février ba mars yéen ñëpp gis ngeen ni ñu defoon sama kër char de combat fi char de combat fële mu mel ni Hitler la ñuy surveiller amoo sañ-sañu génn traumatiser sa famille traumatiser sa waa kër say doom suñuy génn jàngi sax dañuy tiit loolu lan moo ko ëpp ci xeetu violence ñu ñëw daal di utiliser violence aveugle ñépp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy Samba Boy siège APR lañu newoon ak siège PS vidéo yaa ngi fi ñépp gis nañ ko jox leen ay fetal ñu génn di tirer ci xale yi ba fukk ak ñeenti bakkan rot ci
lan moo ëpp loolu ci violence loolu du violence loolu du fitna loolu du lorange bu ñu teg nit ñi. Macky Sall mooy le président le plus violent bi Sénégal musa am fukki bakkan ak ñeent rot na ci ñaata nit ci blessé bi ñu paree ba léegi bañ na ne du recevoir mbokki ñi seen bakkan rot bañ na ne du leen indemniser ña ca gaañu ñun ñii ñoo leen di faj ba tey dañoo jël ab kër fii Wakam dugal leen foofu di leen faj ñii ñu ngi ci rééducation ñii ñu ngi ci ay situation yu métti ñii dañoo tétraplégique weer wu ne dinañ ci def nu mu tuuti million ak genn wàll ci di leen faj Macky Sall ne yoonam newu ci du leen recevoir seeni mbokk du indemniser ñi seen bakkan faatu mais loolu lan moo ko gën a rëy ci violence te pourtant bi ñu ne ab militantam faat nañ ko ci loo xam ne du violence bu ñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu àndal ñi ñu dàqoon assemblée bi mu nekkee nguur dafa ñoom indemniser leen ñii seen bakkan rot mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir seen waajur loolu est-ce que am na lu ko ëpp ci violence est-ce que am na kon chaque jour nag ñuy dund ak ñoom loolu saa soo génnee coggal ñoo ngi lay topp foo dugg ñu ngi lay espionner sa kër dañ koy surveiller sa njaboot dañ koy surveiller say doom dañ koy surveiller loolu du violence essayer am une torture psychologique sur les gens te ci nguuru Macky Sall la xewee le 25 juin 2021 yéen ñëpp seetaan ngeen fii bañ may attaqué assemblée nationale député ñëw di def sa liggéey ñu attaqué la ci loo xam ne dañ koo yàgg a waajal ñu yàgg ñu koo yégal moo tax bi mu amee ci ko def defe naa dootu ko def wala marakisam fekkewu ko lu ñu yàgg a waajal bi mu amee da koo félicité moom parce que yëfu xale yooyu lay def nit kuñ ne kii saaga na Sonko wala kii mu dugal ko ci avion photo ak moom président de la république lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bii weesu wala 15 octobre gis ngeen ba ñu may attaqué Ziguinchor te ki ko def moo ko may fit ndax moo dajale ay ndawam mooy yenn ndaw yi ngay gis rek mu caamuc yooyu nekk ci télé yi di wax ne leen kii seen masse yéen a war a xeex ak moom yéen a koy attaqué parce que ñoom lu ñu def ak lu ñu reñoo ñu yëg ko moo tax nga gis ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñett yu ne ñu ne ci télé bi di saaga seen wax yépp nag saaga la amul leneen moom Macky Sall moo leen gemb moo leen may fit waay su ma demee sama dëkk waa UNACOIS invité ma ñu war a waxtaan ci économie locale bi nit nekk fii du ma fi dugg ba tax nga dem yenn sa gàngoor ñëw duñu attaqué est-ce que dégg ngeen Macky Sall condamné violence yooyu mus ngeen ko dégg mu ne je condamne l'attaque qui a été perpétrée contre Ousmane Sonko à tel endroit kan moo ko fi mus a dégg musulam su paree taxaw ne parce que moom xam nga luy suñu différence man lu may def dama koy assumer man du ma mii kër du mu ay nit ne leen dem leen saagal ma dem leen dóoral ma taxawee ne loolu mooy suñu wute su ma bëggoon dóor ñëpp dinañ xam ni may dóor waaye man du ma dóor kat du ma saaga kat yarewuñ ma ci loolu xamuma loolu moo tax suñu papa yeeg suñu yaay yéen laay waxal ndax léeg-léeg nga dégg ñu naan waaw diw dafa yaroog nangam gis nga diw dañ koy natt ci ay jëfam duñ ko natt ci suy wax ndax day wax waxu ku sedd ak waxu kàkkataar ak déedéet jëf lañuy natt attaque boobu am na 15 octobre 31 octobre ñu delloowaat attaque ba tey ca Ziguinchor loolu noo ko mën a tudde su ma ci yokkee nag
jàpp yi ñuy jàpp ci loo xam ne amul benn fondement te saa suñu jàppee nag njëkk nañu génne alkaati yi ba ay nit gaañu ci te lii ma wax mooy li nga xam ne concerné na Pastef kese nee naa violence verbale yi du ma ci wax te nag moo gën a mën a yee fitna parce que fii ku nekk da nga am njaboot am na yoo xam ne mënoon nañ ko régler neneen waaye ñun ñoo toppul yoon boobu téye nit ñi toog xam ni foo xam ne yonent yi muccuñu ci nit ñu baax ñi muccuñu ci ñun mënuñ cee mucc li ma wax keroog nag tànk mi ngi ci ay saaga wax ju ñaaw loolu du tàkk day dem waaye nag yëkkati ay yat ak ay ngànnaay dem dóor ay nit keroog Ziguinchor suñu gaawuloon am na benn xale boo xam ne fii ci baat bi lañ ko jam paaka deret bi naan faj foo toll mu yegg fa kooku munoon na ngàccu ba jeex tàkk suñu gaawuloon loolu barki démb la. ana justice su Sénégal ana procureur ana police ana gendarmerie li gën a garaaw mooy suñuy def yu mel nii keroog bi ñuy attaqué Ziguinchor police nga fa dañ leen woo ñu ñëw fële lañu taxaw ci kaw tali bi egsi wuñu waaye bi ñu delluwaatee waajal ko waa ji song ñu duma ko duma yu métti woo na police mu ñëw doyul mu woo gendarmerie mu ñëw doyul ñu woo armée ñu ñëw ak seeni mété loolu yéen ñëpp gis ngeen ko 2 poids 2 mesures boobu pour lan kon fii benn violence moo fi am mooy violence d'État te yemul ci loola dama ne lii mooy li nga xam ne moo ñu concerné ñun waaye 23 mars bañ fiy condamné Karim Wade ci loo xam ne man dama teel a wax ni lii du justice ñëpp daal sama kaw may leen lii règlement de compte politique la du justice fan la mujje CREI yi fan la mujje liste bi mu taxawaloon du am na ci ñoo xam ne tey ñi nga conseil des ministres toog ànd ak Macky Sall kon loolu du justice bu ñu nax sénégalais yi xam nañu sénégalais ñu am soif de justice mais dañ leen di nax di utiliser ay leviers judiciaires pour régler des comptes politiques yeneen injustice yi gis nañ liñ fi def Khalifa Ababacar Sall ñépp ko gis te ñépp xam nañu jaaduwut dara tax ko woon jóg lu dul briser un homme yàq ko tere ko mu mën a poursuivre sa carrière politique ñépp toog di seetaan loolu yàggul moom it ak yeneen yoo xam ne ñaata yoon lañ fi jàpp activistes yi parce que dañu war a def marche parce que dañu def benn post ci Facebook nga jàpp leen pamti leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ñii nga xam ne dañoo randal alalu réew mi ay rapport am Cour des comptes OFNAC leen nga téye leen làq leen sa gannaaw loolu du violence parce que première violence mooy injustice ku ànd ak man lu la neex def ku àndul ak man boo deful sax ma fenkal la loo def loolu mooy injustice te loolu mooy première source de violence liste bi gudd na te dinañ ko publier waaye la ma doon bañ rek mooy mu jël conférence bi yépp ma laaj nag bi ma waxee lii ba noppi ma laaj est-ce que fii ci salle bi est-ce que ci Sénégal ba mu daj kenn mun na génne benn acte de violence boo xam ne dafa jóge ci ñun dem ci ñoom dañ ma ko génneel kan moomu mun a ne mus na gis waa Pastef wala opposition dal ci kaw waa kër Macky Sall fekk leen ñuy meeting ñu dal seen kaw wala fekk leen ñuy def seen karawaat ñu dal seen kaw wala kan moo ko fi mun a génne amul te du musa am kon lan moo andi wax ji yépp imma ñeme na nit ñi ñeme nañ li ñuy def dañuy dem jàpp ci loxo Macky Sall ne ko yow yaa nekkul ci dëgg yar bi nga yor di dóor nit ñi teg ko ci suuf suñ ko ñemewul nag nañu dem toog bàyyi nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay jullit lañu alquran bi ñu gëm moom ci boppam lan lañu sant
bu dee ñaari nit ñaari groupe tongoo nañu bu dee ñaari groupe tongoo nañu sama alwa soriwul nag sama sëriñ sama xarit sëñ Al Amin si li may wax peut-être moom ma ko gën a xam waaye alxuraan da ko wax ci sourate Hujurat bu dee ñaari groupe tongoo nañu verset 9 na ngeen essayer de rafetal seen diggante waaye nag bu amee benn groupe bu beew bañ continuer moom ci tooñ bi ak ci dóori bi yéen ñëpp na ngeen ànd xeex ak moom ba xelam dellu ngeen doog a rafetalaat diggante bi yàlla moo ñu gën a màndu yàlla moo ñu gën a màndu nit ñi dañoo ragal Macky Sall wala lan yàlla xam na ni lii fi am yëpp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane Sonko kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan moo waral na Sénégal bu nit yore nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba pare ne waa opposition banque leen seen yoxo rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañuy sax soo ne opposant la ah waajal ne di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab bi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp tubaab nit mën a opposé subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañ ko war a tëj kaso Sénégal boo ne opposant la rek li ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ ma wax ci ban charte réew mi lañ ne opposition crime la ba kuy opposé rek da nga war a dem kaso wala kuy opposé rek da nga war a toog ñu lay dóor suba ak ngoon parce que waa ji moo yor nguur fan lañ ko bind ci réew mi loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nële dina fi dañ wax naa ko léegi Macky Sall ci lañu am ci président moo ci gën a violent moo ci ëpp fitna ndax li ma cité nii amul ci benn nguur bu mu am gisaguma ko fi moom ci juróom ñetti at li lépp def na ko fi te su ma continué woon cité boo matul 15 minutes encore ñi ngi fi may cité loolu ngir ndax lan te li gën a garaaw nag nit ñee koy nax ay nit a taxaw naan waa ji c'est un grand stratège politique nga stratège politique mooy ñoom Mahathir mooy jox nañ la réew def nga ñaari mandat réew ma soppeeku na nit ñi seen jafe-jafe wàññeeku na réew mi tegu na ci développement loolu mooy stratège politique waaye stratégie politique boo xam ne njuuj njaaj rek pour liquider adversaire moo am des pseudo analystes yoo xam ne soo leen gisee ci télé yi Macky est une bête politique bête woy ñoo xam nañ ko tuddee nañu bàyyi nax suñu bopp ñeneen ñi gënuñu ñu ñeneen ñi mën a taxawal démocratie ñu am des règles de jeu transparentes nit ñi di compétir ci ni mu gën a rafetee li tax ñu gën ñu sénégalais bu jógee fii dem dund Italie wala Allemagne wala États-Unis wala feneen yàgg fa mujj faa am nationalité da ngay gis règles yooyu nangu ko pourquoi suñu nekkee fii ñun suñu biir ñu bañ ko loolu ñàkk sa bëgg sa bopp weesul loolu Macky Sall doonul réew mi te gënul kenn fi ci fépp fu ñuy nattee nag ngëneel gënu fi kenn kon loolu il faut mu jeex may wax nag ni ñun duñu nitu fitna duñ doon nitu fitna keroog ci mois de mars bi xam ngeen ni kon heure bi demee na neneen ndax moom bu muy dem làqatu ci rolalam ñemeetul génn kilifa yi buñ ñu nee lii lañ leen sant defee nañ ko noonu nitu fitna du def loolu dañuy dégg dafa fekk ñu nekk ñi njëkk a mën a jàmmarloog Macky Sall ak ay injustice am ndax def na ko ñeneen ak ñeneen peut-être conditions yi dajewul woon pour ñooñu mën a jàmmarloog moom te loolu duñ ci teggi suñu tànk tey duñ ci teggi suñu tànk ëllëg dama ko wax mu leer nañ duñu dóor kenn du ko mës a gis duñu xas kenn duñu yebal kenn fenn waaye dootuñu nangu ku yor ay gànnaayam di ñu dóor wax ko mu leer nañ mu des nag léegi ñaar ba ñett ci ay wax yu ñuy dégg ma bëgg
yow askan wi laay waxal ma leeral ko léeg-léeg ñu ne waaw moom li mu wax respecté wul marabu yi respecté wul kilifa diine yi su doon ñi respecté wul kilifa diine yëpp ni man la ñu mel kon de léegi ñàkk respecté kilifa diine jeex ci réew mi waaye nag dinaa wax lenn tey mu leer toll nañu ci réew muy foo xam ne bu dee boo génnee taxaw ñëpp daw si boo waxee ñëpp déglu ay junni di topp la ànd ak yow yaakaar ci la ngay def man soxlawuma intermédiaire sama diggante ak kilifa diine yi parce que loolu moo fi am ku nekk day jóg taxaw ne moom mi ngi wax ci turu kilifa diine yi bu ma kilifa diina soxlawee su ma woowee ma taal sa moto wuy ji ko bu ma yónnee ndaw ma déglu ko man bu ma ko soxlee dinaa yónnee demander audience bu ma ko mayee ma taal sa moto dem wax ak moom waaye man maay wax ci turu kilifa diine bis bu ne nga gis ko nit su buggee def dara ne dajal nañ kilifa diine yépp wax nañu ak ñoom bu ko defee ku ne man lii ànduma ci ñu ne dafa waroog kilifa diine yi loolu man kenn duma ci dugal de jàpp leen ñi fi ñu toll ci réew mi keroog ba ñu tollee fi ñu toll réew mi mel ni mu mel kilifa diine yi dañoo yebal ci ñun ñu toog déglu leen ñu ñaan ñu li ñuy ñaan ñu nangu ko jàpp naa ni diggante bi noonu la war a demee muy benn ñaareel bi léeg-léeg fu dara amee comme ñoom dañoo ñeme te ragal buur communication bi mooy fexe ba ne ñoom ñëpp la ñuy boole ñoom ñëpp benn lañu loolu il faut mu jeex fi ku amul courage keroog bi li am Ziguinchor amee ay nit taxaw def déclaration ñëpp gis ko ne ñun ñoo ko attaqué parce que duñu d'accord mu ñëw fii nit bu ne société civile la bokk dem ci ëllëg sa émission ne ñoom ak ñoom la ñoom ñëpp on les renvoie dos à dos loolu ñàkk màndu weesuwul loolu ñetteel bi léeg-léeg ñu ne ñoom ñëpp ay dañoo yor seeni milice ñoom ñëpp dañoo yor seeni nervi loolu it ci ñàkk màndu la bokk man de am naa sécurité waaye sama sécurité du ko ñuy yebal ne ko demal fekki ñële dóor leen sama sécurité pour aar ma man la weesuwul loolu la différence entre garde rapproché ak nervi mooy nervi da ngay recruter ay nit jox leen ay gànnaay ne leen dem leen tas mbootaay bële dem leen taal kër jàmbur dem leen song manifestant yi loolu ñun amuñu ko ñun sécurité la ñu am ñun la ñuy àndal fu ñu dem bu loraange war a jógee fële dal suñu ko ñu fexe ba fenk ko lu foofu la yem kon di ñuy essayer nërmal xelu sénégalais pour gëmloo ne ñun ñu ngi waajal am nañu armée yor nañu lii nañ ko bàyyi nañuy wax dëgg te yem ci ku mënul wax dëgg nag na nga maanu mu des nag lii nga xam ne initiative bi la ñu ne charte la ñu bëgg a signer may wax nii respecté naa trop ñi jël initiative bi trop sax ndax mois de février dañu ñëwoon sama kër ma dalal leen sama sëriñ Al Amin ak ñeneen ñi mu àndal yépp maa ngi leen di nuyu bi ñu ñëwee maa leen dalal mu fekk fa Bassirou Diomaye Faye ak maître Ciré Clédor Ly bañ leen dégloo ba pare dama leen ne tànk yi ngeen di dox yéen ban garantie ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tey bu ngeen waxeek moom dina leen may nopp muy benn ndax su dee ay xalif généraux ñuy wax ak moom dégluwu leen dina ma jaaxal torop mu déglu keneen may leen ñaareel bi est-ce que bu dee leer na leen ni Macky Sall moo nekkul ci dëgg est-ce que am ngeen sañ-sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci dëgg parce que loolu mooy ku bëgg a defar buñ ma ne nag non comme président la ñun ci biir lañ ci ruq lañ koy wax déedéet parce que opinion bi dafa soxla xam bu ngeen waxee ak moom ci suuf mu të bañ a bàyyi ndax di ngeen génn publiquement ne ah waa ji de moom moo nekkul ci yoon
muy ay laaj yu ma laajoon aw ma ci tontu waaye gis naa ni mu demee ñu nangu leen lool nag parce que keroog le 8 mars daanaka ñoom ak docteur Cheikh Tidiane Dièye ñoo yendu suba ba ngoon jot préfet di woote tout le temps fa ngeen toll nañu def déclaration nañu woo xale ñu génn ñu dellu seen kër boobu waaja mu ngi woon ci rollal ba bés boobu ñu nangul leen ko kon ñooñu jox nañ leen cër waaye la may laaj mooy diggante 8 mars ak léegi ñoom fan la ñu nekkoon ndax bañ a sowee Macky Sall ba mu dem toogaat teguñu ci 20 jours mu dem fii Diamniadio tëkkuñu ñun ñëpp ne li fi amoon dootu fi am dinañ gis man may kan ñu ngi fi woon dégguma wax ji bëri ci ba bi muy mujj déclaré barki démb ne moom mu ngi tous les pouvoirs pas pour defar réew mi de mais pour song ay adversaire politique am ci diggante bi ba ñuy attaqué assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fan la ñu newoon parce que tam sooy def médiation mbir mi da nga koy topp ñaareel bi charte bi lan la mën a garantir loo xam ne constitution réew mi ak loi yi mënu koo régler parce que violence constitution bi da koo réglementé loi yi réglementé ko ñu am une justice pour régler ça wax dëgg yàlla ñaata plainte la ñu déposé après des violences justice bi faalewuñu ñaata plainte ñaata la ñu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax ñaata la ñu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax kooku nag su dee loolu mënuñu koo régler foofu nga foo ne ab charte boo xam ne amul benn force exécutoire mooy tënkul kenn foog nga ni charte boobu mën na régler problème ñetteel bi ñun duñu nangu kuñ tëj en tout cas man du ma nangu ku ma tëj parce que signature dafa diis soo signé ba pare ki yor nguur gi moom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis boo yëngatoo ñu ne yaa signé woon bu daloon sa kaw sax nga yëngatu ñu ne yaa signé woon charte bi bu ñu wëlbatee élection yi nga jóg ne du fi amee ñu ne yaa signé woon loolu mooy danger bi nekk ci signature yooyu su dee ki lay signaloo amul benn jumtukaay benn kilifteef pour ñaar ñi muy signaloo mu mun leen tënk ci loolu ñu signé loolu mooy danger signature bi ñetteel bi nee nañu charte la ñu bëgg mais charte am na ba pare nañu waxaat wax ji bu leen fàtte ni woote nañ fi ñaari yoon dialogue national ana dialogue national boobu keroog mois de mars ba ñuy waxtaan ak kilifa yi sëñ Bass Porokhane maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ñëw ñu waxtaan sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wër yónni ko bi mu ñëwee ñu waxtaan dañoo déggoo ñu ne ko lépp dinañ ko teg ci suuf ndigal la mu ne sëriñ bi dafa ne lépp lu ngeen jàppoon na ngeen ko tënk ci kayit jox ma moom moo koy yéet Macky waaye daf leen ñaan ngeen teg ci suuf ñu teg ci suuf daal di bind suñu mémorandum jox ko mémorandum boobu yéen na ko Macky waaw juróom-ñeenti weer romb na fan la mémorandum bi toll parce que ci lañ ko ne woon ña boom xale yi il faut ñu jàpp leen def enquête jàpp leen juger leen tëj leen ci lañ ko ne woon ñi ci gaañu ak ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci il faut nga indemniser leen nun de dajale nañ dañu mënoon yépp ay millions joxe sëñ Mountakha yëkkati na 50 millions joxe ana lu Macky Sall joxe ndàmpaay kan lañ ko jox ci xale yi parce que yëfu soxor ak fayantu rek moom loolu la xam waa kay googu ñu ko joxoon ne ko ñetteelu mandat dafa war a jël engagement public ne loolu dootu ko fi tudd defe naa fukki poñ moo ci newoon loolu charte la fan la toll ñun signé nañ ko ba pare dem def suñu déclaration de Bignona M2D
bind suñu charte bopp jël engagement à la non violence ba pare woo leen ñoom pour ñu jël même engagement bi boobu ba léegi attaque dóore saaga loolu lañ ci jël loolu lañ ci récolté lii mooy dëgg bi dañ ko wax. ñetteel bi mooy toujours ni ma ko waxee ñun jàpp nañ ni fi mu toll nii la mën a régler problème mu violence mooy réew mi dafa am ay loi am justice am administration ñiy def xam nañ leen na ñooñu ñëpp def seen liggéey violence jeex fi lu ko mooy nag ku nekk dina jël matuwaayam ba saa suñ la songee nga mën a aar sa bopp te loolu yàllaa ko njëkk santaane. ma daaneel nag ci poñ bi ci li jëm ci wàllu justice ndax yéen ñëpp gis ngeen ni mouvement bu mag am na barki démb waaye li xew dafa wonewaat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may masawu nag magistrat yu bëree bëri li ci ëpp nga xam ne ay góor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que suñuy nommé ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am personnalité am ñu jàpp la sànni la fële ci xaj loolu mooy li fi xew li ko andi nag mooy président de la république ak ministre de la justice waruñoo siéger ci haut conseil de la magistrature loolu xewi na fépp munoo am séparation des pouvoirs ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage wax ko comme ko war a waxee ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrats ay juges d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ëmbal nag wala ku la abal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance de la magistrature loolu amut ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa leen ne woon kii ñuy wax Amady Diouf la ñuy yóbbu procureur loolu tax dossier 94 milliards yi nga xam ne mi ngi woon ci kaw taabalam mu gaawantu def ko classement sans suite ci loo xam ne du dëgg ndax ba mu koy def boobu jamono chambre civile tribunal hors classe de Dakar jël na décision ba dëggal ma ne nañu delloo famille Thiandoum intégralité titre bi loolu nag suñ ko waxee mooy 94 milliards yi ñu jox jàmbur xaalis bu ñu sàcc la xaalisu réew mi la bu ñu jox ay nit ci loo xam ne moomuñu ko ab juge ni muy gisee loolu nekk chambre d'accusation gaawantu ne maa ngi koy classé sans suite te lan la wax li tax mu classé ko sans suite weddiwul ni càcc gi am na de mais nee na ki yooxu wëpp sàcce yi du moom moo war a yooxu wëpp sàcce yi masalan sàcc dugg na cib kër dajji ko porfor baay ji di daw doom ji gis ko ne wëpp sàcce yi gaa yi ne noonu du doom jee war a wax baay jee war a wax loolu ab magistrat dina ko wax léegi nag tey yóbbu nañ ko procureur dina fa fekk rapport OFNAC ndax OFNAC def na rapport am déposé ko octobre 2019 ne Ousmane Sonko li mu wax yépp dëgg la te maa ngi demander le parquet mu ubbi ay une instruction judiciaire contre ñi nga xam ne ay escrocs lañu Serigne Bassirou Gueye teg ci tànkam kooku moom histoire dina retenir ni musiba magistrature weesuwul kooku te nag dafa yàgg a yóoxu moom sëñ Bassirou Gueye ne Ousmane Sonko dinaa ko tëj fu ne mu wax ko en boo xam te musuma koo gis xanaa ci télé lu ne mu wax ko menacé na ma fii ci ay conférence de presse dem na ba ma fi de te yéen de néeg la te keroog bi mu amee dossier ñu ne ko dossier Ousmane Sonko la ñemewu ko
woowuma jàkkaarloo man du dul dem jël ndeysaan dem si yàlla Samba Sall transféré ko dossier bi lan moo ko teewoon yor na dossier yor na PV d'enquête yor na lan moo ko teewoon mu wooma dafa daw parce que ci complot bi la bokk léegi nag dem na palais dina fa fekk soo maître es complot ñu ànd di complot kon kii mënul nekk procureur buy régler problème bi Macky Sall juróom-ñeenti weer yépp da doon ut lu mel ni ñi mu fi bëgg a jëlee wala lu leen yées parce que yàgg naa ko wax lii di poste procureur lii poste doyen juge cour suprême chambre d'accusation conseil constitutionnel moom loolu mooy magistrature am de na fexe ba téye loolu rek kon maa ngi wax askan bi yépp nañ ko saytu ba xam ndax rapport bi OFNAC def teg ko ci tablam ne sàcc nañu ay milliards alal réew mi rapport boobu dina ko génne gannaaw moom ci boppam bi mu demee ci beneen juridiction ne sàcc amul est-ce que dina ko ñeme ñaareel bi mooy ki ñuy wax Omar Maham Diallo kooku nag moom li xew démb ak tey doy na waar ndax koo xam ne yow juge nga dossier am boo xam ne attewuñu ko nga dem jël ay article partagé ko sa page Facebook article yoo xam ne day chargé Ousmane Sonko day wax lu bon ci Ousmane Sonko day accuser Ousmane Sonko tey ñu ne yow yaa war a jël dossier boobu est-ce que xel mun na nangu loolu diggante démb ak tey njëkk naa effacé waaye léegi tëj na page ba sax kooku mënul présenter garantie impartialité te looloo tax ñu tànn ko nag boobu ba léegi ñu ngi tànn juge d'instruction bi premier cabinet ci ñaar la woon kenn ki ñuy wax cuun moo téye sama demande de levée de li ñuy wax tudd affaire bi contrôle judiciaire ay weer ñemewu ci tontu di mbokk géwélu Macky Sall dëkk même village bi mois de juin mu demoon teere ju Macky Sall Fouta ak kii nii ñu jël moom it di wàcc ci loñ ak Diouf mii nga xam ne waa Fatick la yéen def leen le lien lépp rek pour yeggali liggéey boo xam ne ñoom xam nañu du mus a yegg loolu moo fi am kon lii mooy justice su Sénégal suñ ma nee nag diw il est intègre mais il est faible loolu la ñuy wax ci benn ci juge d'instruction bi intégrité ak faiblesse àndul un homme intègre n'est jamais faible parce qu'on tire sa force de son intégrité bu la leeree ni amoo dara looy ragal sàccoo fenoo jëlooloo moomut man gis moo looy ragal loolu mënul ne kon lii laa bëggoon wax ci lu mujj naa gudd sax di wax nag ni ñun page bi tourné nañ ko parce que divertissement la tourné naa ko li ma ci waroon wax naa ko samay position ku ci ànd wasalaam ku ci àndul respecté naa sa avis parce que loolu mooy démocratie waaye tourné naa page bi fan yi di ñëw bu soobee yàlla dinañu génne livre bi ñu doon bind ci lan mooy suñu gis-gis ci décentralisation parce que ñun loolu la ñu xamee ci politique ñun xalaat bind ak wax luy defar ak luy yokk réew mi lañu xam bu ñu gisee ni loolu la ñu andi ci politique te nit nag noo ñu bañ xam nga ni suñu dugg politique ak léegi am na lu ñu amélioré ci débat public bi lañu ne nag nañu fexe ba kase loolu moo andi li ngay gis ni yépp waaye ñun kenn mënuñoo déterminer dama jàpp ni un homme politique day xalaat di bind di proposer diggante 2016 ak léegi defe naa génn nañu ñaari téere ci fan yi di ñëw incha allah dinañu génne ñetteel bi nga xam ne lii nga xam ne mooy suñu modèle décentralisation baaxul te du jëmale réew mi kanam dinañu proposer sénégalais yi suñu modèle bi ñu gis ñun ñaareel bi candidat laa nag te Ziguinchor waaye programme bi may bind du programme bu Ziguinchor parce que man dama am approche u pôle régional programme mu Casamance naturel bépp lay bind dem def atelier proposé ko waa Casamance danañu continuer ak di def suñuy tournée ñun kenn mënuñoo tere benn parcelle du territoire du Sénégal dinañ continuer dox suñu dox
waaye dootuñu nangu ku ñu xoqatal loolu laay wax pour tëjee parti boobu. bi mujjee nag mooy wax ji bëri na ci mbirum sécurité len nit ñi di wax nag weddiwuma ko ñoo ngi jël suñu matuwaay ci la ñu mën waaye ku la yéene kaso ku la yéene dee koo xam ne lu mu xalaat ci yow lu bon la suñ la nee ma ngi lay pexeel bu ko xeeb ñoo ngi jël nag suñu matuwaay pexe bi yàgg na 2019 wala 2018 parce que am nañu chance am ñu ne ci biir xam li xew yépp ci la ñu njëkk a avertir boobu maa ngi waaj a defi tournée Casamance ñu ne ma boo demee def tournée Casamance waajal nañu ba boo duggee ci àll bi ñu tiire ñu fital la fa ba pare ne nit ñu nekk yor gànnaay nekk ci àll ba ñoo ko def loolu waraloon ñu annulé suñu tournée boobu loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bëriwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom i ki mbokkam la kon suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu andil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg a jàmm dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen di gërëm